salaamaaleykum ami internet yu Wanema TV dal leen ak jàmm namoon nañ leen xam nañ ñi yéen a ñu raw ñu jóge nag si li nga xamante ne nii moom mooy fête de la tabaski ñu leen di ñaanal yéen ñëpp di leen wax déwénati leen yàlla nañ ko fekk ay at yu bëree bëri tey nag ñi ngi fi nga xamante ne nii moom mooy Cambérène 1 ñëw seet si fi nag benn xale boo xamante ne mi ngi def buzz saf Sénégal bëgg ko ma toog ak ñoom nag mais laataa ma ñëw si moom damay nuyu rek ki nga xamante ne nii moom lañ toogal muy waajuram bu jigéen di Rama ñoo def. maa ngi fi di wax salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ci julli leen jógee di leen wax ni tam baal leen ñu àq baal naa leen yàlla ñu yàlla boo leen jéggal yàlla nañ ko tee ay déwéni yu bari bari. ayca mi ngi noonu nuyoo baa ngi noonu ki ma leen indil nag dafa saf Sénégal muy xale boo xamante ne nii Sénégal ñoo ko bëgg waaye moom tamit dafa bëgg ñi nga xamante ne moom mooy Sénégal la petite Dieyna bu VIP Sañse noo def. salaamaaleykum mbokk yi man la bébé Dieyna borom VIP Sañse maa ngi leen di nuyu. waaw Dieyna lii lan la loo sañse ni def sama jës ne daal si këldu sañse si def sama teebaas ba amul fenn def sama sokos. ayca mi ngi noonu gis ngeen ni mu présenté yaakaar naa ni neex na leen waaye dañuy def lu dul delluwaat ci ki nga xamante ne ni rek moom mooy waajuram di Rama nekk tamit sunu jigéen nekk tamit ki nga xamante ne nii lépp daal tey mun naa ni Dieyna bu tolloo fii saf sénégalais yi moom am na si part alors boo ñu doon présenté ki nga xamante ne moom mooy sa doom. waaw di wax maa ngi nuyoo rek dëkk di nuyoo laay wax di leen ziar di ko am kontaante ci yéen wax dëgg yàlla yéen mi ma ñëw fekk si fii Cambérène awma seen fay di wax tam Dieyna yàlla def na nag xale bu macha allah daal li ñu naan nit doo ko xam lu dul yow yaa xam sa doom comme ni ko ci xaw ma olof waxe ndax sama doom tam dama ko xam yàllaa xam ñépp na mais sama doom man dama ko xam mu nekk xale bu baax xale bu yaru xale bu bëgg yaayam tam xale bu teel a am jom macha allah di ko ñaanal jàmm ak yokkute rek ca kaw ca kanam ci lu baax. d'accord macha allah yaakaar naa loolu neex na tey it dal na xel tey bu ñu desandee ba tey si Dieyna mun nañ xam ñaata la. waaw Dieyna mi ngi am 7 ans et demi 7 ans et demi la am octobre lay am 8 ans. d'accord Dieyna ak école bi mi ngi jàng ba tey wala. waaw mi ngi jàng mais feebar bi moom moo taxoon ñu arrêté école yépp léegi man comme dafa daan nekk ci tournage mais ba mu paree dama ne après damay ut koo xamante ne dina ñëw ci kër gi di ko jàngal wala mu fekk itam pour ñu koy jàngal ndax mu toog noonu jàngul arrangé wu ma macha allah teewul yàqalu ko dara ci jàngam ndax avant dara jàng bi mooy lépp. d'accord mu nekk ndaw tey mode ni ko li nga xamante ni moom mooy cinéma nekk lu dox Sénégal. Dieyna naka la def ba adhéré si biir série bu mag boobu. ci biir VIP Sañse waaw Dieyna nan la def ba dugg ci série VIP Sañse avant série yàlla def na da daan def ay publicité du benn du ñaar ñett yàlla def nag ci lañ ko gisee soxla ko ci série VIP Sañse bi. looloo tax tey mu dugg ci VIP Sañse teewu tam lépp looy dugg rek. day fekk mu neex yàlla. dama jàpp ne dogalu suñu borom la rek mais xalaatuma woon sax lii. ma di ko ci ñaanal rek ndax parce que du ma jug ci di ko ñaanal waaw. d'accord si kaw loolu noonu maanaam bi nga xamante ne moom waa série bi woon nañ ko ndax daloon na sa xel le fait que mu nekk ndaw di teel a dugg si série yi. parce que xamal lu tax mu dal sama xel dalul sama xel mais ci benn côté li tax. dama jiital xel bu dal ba mu ëpp parce que xam nga lu tax dama jàpp ni rek ragal gi yëpp yàlla la. dama xam ne lii suñu borom moo ko bind ci moom. moo tax awma ci benn tiit waaw. d'accord si kaw loolu côté jàng bi ak série bi loolu naka nga koy faral di gérer. maa ngi koy gérer lu ma mën wax dëgg yàlla déggoo avant dara moom jàng bi surtout lii lu waroon am la rek teewul yàqalu ko dara ci jàngam. waaw d'accord xaaral ñu ñëw laaj Dieyna alors Dieyna dégg nga li nga xamante ne ni moom la sa yaay wax que si xale nga yaa ngi jàng teewul yaa ngi def ay série tey soo doon présenter sénégalais yi nga wax leen kan mooy Dieyna loo leen wax. damaa doon def ay publicité rek waa si liñ ma gis woo ma VIP Sañse ne man dama leen neex loolu noonu la. léegi bi la wooyee VIP Sañse yow amoon nga ban mbégte nga njëkk a yëg bi la ooyee série. dama ko bëgg rek. def ko sama biir xol avant may dugg si biir théâtre bi sax dama bëggoon théâtre bi xamoon sax yàlla na dogal ma dugg si théâtre bi. alors sa jàng ak théâtre bi loolu naka nga koy gérer yow. yàqal ma si dara de jàng bi moom mooy lépp. ba mën nga bu baax si école bi. mën naa ko kay. waaw. ban classe ngay def. CP. alors
tey su ma la laajee sa classe yow ak sa ami maanaam bi ñu la gisee si série bi nga xëy demaat école naka la demee woon. dañ maa bëgg lekk ci kaw ba suuf waaw xam nga ñun suñu école daa am kii nii mu toll sax ci kaw ak ci suuf léegi waa étage waaw léegi nag ci kaw étage bi yëpp ba ci suuf dañ maa bëgg ñoom. ndeysaan alors c'est vrai nag que li muy wax parce que sànq rek avant bi nga xamante ne ñoom ñi ñuy jël si man gis naa ni ko am jàmm la te it ku seq jàmm ak waa koñ bi ndax Zeyna fu mu romb Zeyna ba pare lu ma si gën a marqué nag mooy yar bi nga xamante ne nii dafa ànd ak moom ndax gis nañ romb nañ ay mag ni mu leen di nuyoo ñëw sukku reetaan Zeyna ku mu romb rek daal di lay tàllal loxo sa waa koñ sa nekkin ak ñoom. ñun tamit dañ maa bëgg ma bëgg leen rek noonu rek. gis nañ yow ak xale yi yow ak mag ñi respect bi nga leen jox. yàllaa ko dogal rek ma jox leen ko. alors ndeysaan mi ngi noonu dafa saf Sénégal mais damay ñëwaat ci ki nga xamante ne rek moom mooy waajuram alors Rama moom mu nekk ndaw tey it Sénégal ku xam Sénégal xam ni nit ñi ni ñuy waxee lu baax. loolu la ñuy waxee safaan. tey boo xoolee si biir YouTube bi commentaire yi lu si ëpp mooy que ni dañuy wax que ni Zeyna xale la waruñu ko exposer si réseaux sociaux yi alors loolu ban kàddu nga si wax. waaw loolu moom Sénégal moom dafa fekk gën gi mëndeef moo ñu gën sallallahu alayhi wa sallam parce que baatu ginnaaw ku mu tee xëy di nga biddanti noonu laa ko gisee comprendre nga comme li ma la ko waxee rek ndaw la lépp ndogal suñu borom laay jiital sant yàlla bu baax julli ci Seydina Limaamu comprendre nga ñoom laa ko bàyyee li ci des may julli di ko ñaanal man yaayam comprendre nga leneen itam YouTube bi gars yi di commentaire ne xale la lii ak lii dafa fekk milieu bi moo ko laaj. comprendre nga liggéeyam moo ko laaj c'est normal loolu waroon am mais du dara. alors foofu noonu ndax jàppoon ni maanaam commentaire yu si bëri bu ñuy wax naan peut-être que Zeyna du solu boo xamante ni solu xale la dafa war a solu yi nga xamante ni dafa adapté ak âge am loolu moom ndax yow ànd nga si wala. comme ban cadre solo ci gàtt wala ay yére olof ak yooyu. parce que dañ gis benn vidéo boo xamante ne mi ngi ci sol benn robe bu courte. waa loolu moom xanaa di jéggalu rek. parce que comme xale la rek. pour man tëni xale la sol bu ma xamoon itam gars yi noonu lañ koy waxee du am parce que tam comme dama jàppani rek bëgg nañ sama doom kon ñoom ci seen bëgg-bëgg war naa cee mën a dox waaw di jéggalu rek nag te xam ni VIP sañse la ñu wax buy defati yooyu naa ko defal comportement boo xamante ni dina yiw te dina sañse. ba tey tamit des na parce que nee naan kàddu yi Zeyna ni muy waxee loolu noonu. yow loolu noonu Zeyna yow yaa ko entraîné si loolu wala macha allah lu suñu borom def la. man moom ku ma xam dëgg. danga naan man Zeyna juruma ko. ku ma xam dëgg danga naan juruma ko parce que ni mu mel moom depuis xale noonu la mel yàlla moo ko def depuis xale noonu la mel man ku ma xam dëgg danga naan jëluma fii koñ bi ku ko gis danga naan ko jinne bi nii keneen ak keneen ak yeneen mooyum koy wax kon xam nga ni man yemuma ak moom. alors Zeyna gars yi neen da nga dooj boobu si yow la wala sa yaay moo lay jox kele yooyu. si man la de sama yaay joxuma kilo yooyu yëpp si man la de. moom jàngalul. alors gars yi nekk si internet bi nee nañ da nga war di solu xale lan nga leen di wax. loolu daal maa ngi jéggalu bu baax ndax su ma xamoon ni loolu lay demee du ma sol gàtt. ndeysaan et c'est vrai que pour bégal ñi lay seetaan moo tax ngay def loolu. waa maa ngi gërëm ñëpp ñi ma bëgg waa. di leen sant di leen gërëm di gërëm sama yaay di gërëm sama papa. d'accord alors Zeyna yaa ngi fi nga xamante ne moom mooy série VIP Sañse lan moo la gën a neex bi nga duggee ci série bi. neex na ma daal waaw moo ko bëgg sama biir xol bii. yow ak acteurs yi ak actrices yi nga xamante ne ñoo nekk ci série bi ban relation nga am ak ñoom. ñooy samay xarit lañ moom dañoo baax amuñu benn problème ñu maa jàppale ni seen doom daal. alors Rama kon xam naa rek foofu noonu il faut ma xaw fi des parce que xam nga tey jii lu si ëpp tamit nit ñi ñu ngi koy laaj si Zeyna muy maanaam li nga xamante ni moo fa xaw a nekk benn souci mooy côté jàng bi ak fii nga xamante ni foofu la àdduna toll parce que tamit defkatu ñaawtee fi dañu bëri gars yi ñu ngi xalaat côté pédophilie yeeg yëpp ndax foofu noonu yaa ngi siy bàyyi xel bu baax a baax. waaw loolu moom maa ngi ciy bàyyi xel bu baax buy génn tout le temps ñooy ànd suy dem yenn kër yi dama naan ko demal fii bul dem fii comprendre nga te xam naa ñi muy àndal bu baax te du même porte qui lay bàyyi muy fu mu neex dem daal loolu moom duma ko def waaw déjà ñëpp dañ ma naan Hollywood parce que foo jëm yóbbu sa doom
comprendre parce que jamono ji tam dafa tëradi dafa yàqu te jigéen laa yor xam nga c'est normal fu ma jëm def ko ñeppantaal daal xamu na ko ci waxee. pièce d'identité. sama pièce. d'accord mi ngi noonu tey su ma descendee ba tey si biir ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa VIP Sañse adhération boobu noonu Zeyna bi ñu la njëkkee contacter pour ki nga xamante ni moom mooy sa doom pour mu dugg si série bi nan la fa demee woon comme ni mu fa demee woon biñ ma njëkkee woo ci série VIP Sañse lépp lu may xel dooli sant yàlla rek dama jàpp ne lépp suñu ndogal suñu borom la waaw mais biñ ma wooyee tam damaa dem uyu waxtaan ak ñoom ci njëkk ak teraanga ñu wax ma jour bi ak date bi après ma daal di dem mais macha allah jërëfët daal ñu baax lañ kaw ba suuf di gërëm monsieur Ndiaye di gërëm madame Ndiaye di gërëm Bintu Thiam Fat Bousso di gërëm ñëpp ñu nekk VIP Nastu maa ngi lay nuyu bu baax Aw Fall Moussa Dieng Terezege maa ngi gërëm ñëpp kaw ba suuf bu ma limee damay juum saaliw ñoom ñëpp borom baax lañ. tey depuis bañ demee noonu biñ demee foofu ñun ñëpp dañ nekk en famille waaw bokk ndey bokk baay waaw lu metti nit ki dem ci moroomam wax ko comprendre nga ñu bokk ndey bokk baay daal yàlla bu ci ca dugg. waaw ñoom ñëpp ay borom baax lañ kaw ba suuf. d'accord ñoom tey bu ñu génnee ci série bi ndax am nañ beneen relation ak ki nga xamante ni moom mooy bébé Dieyna. tout le temps loolu moom lu am la parce que booy xool bu ñu jegee suñu gëjee gisante la ñuy ëpp lu ñuy namante xam nga li ma la parce que ku ci nekk da ngay yàqamti di woo sa moroom ana Dieyna ana lii surtout man dañ dem ba dañ ma yeb man ñoom lu ne lañ may wax waaw ak Aziz Dabala kooku sama lakkal la ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant borom baax lañ laf cat daal ci waa VIP Sañse tout le temps buñ gëjee déggante léeg-léeg damay wax samay moo yoo xam ne dañ ma naan Rama boo fi nekkul woon du baax. comprendre nga di ma reetaan affaire yooyu neex na daal. d'accord d'habitude seen ay tournage yenn heure lay faral di doon ndax metti na wala mettiwul si. waaw affaire yi moom yombut. léeg-léeg mën ngay xëy 7 heures ci suba comme bu mujj bi. waaw biñ nekkee sali dañu xëy 7 heures ci suba exemple tey 7 heures ci suba ba 5 heures 27 du matin la ñu reer àggale kon xam nga ni loolu yombul. waaw yombul nag. d'accord xam nga loolu noonu wax nga ko heure bi ak ki nga xamante ne moom mooy Dieyna mu nekk ndaw tey su commencé étude am bu nee ba nga xamante ne école yi reprendre seen ay études moom Dieyna ñu soxla ko ci série boobaa naka lay demee. waaw loolu moom dina ma neex pour nga laaj ma ko pour Sénégal yi tam mën a xam. parce que avant tout jàng bi mooy lépp. ndax damaa bëgg mu jàng laf cat di ko ñaanal yàlla may ko ci ndam tout le temps ci lu mu dugg mais buy jàng tout le temps. mi ngi def jour yi mu jàngul lay dem tournage teewul suy jàng suba ak ngoon day jàng seen école day xëy matin soir mais su wàccee tam ngoon gi day dem cours du soir ba 9h mu ñëw tëdd kon xam nga ni kooku mayee ko temps ci jàng bi duma ko may dara. ba tey rek ñi ngi toog ak ki nga xamante ne nii rek moom mooy Rama ak la petite Dieyna ki nga xamante nag dafa saf Sénégal moom du ma bàyyi di ko wax alors Dieyna damay ñëw si yow tey ban rôle ngay joué si série VIP Sañse. rôle dooj léegi laa siy joué rek waaw loolu dong la. première fois ñu jox la rôle bi da la yaa koy joué tiitoon nga wala. tiitu ma de. alors kan moo lay jàppale des fois si wax yi ngay wax parce que Dieyna wax yi ngay wax est-ce que say wax la yow. sama déedéet dañ ma koy wax loo pour ma koy wax rek. d'accord dañ la entraîner si loolu. waa. kan moo la gën a neex si série VIP Sañse kan moo si gënoon nekk sa xarit. Bintu Thiam daal neex na ma ak Leuze moo dafa sa xorom moo tamit amul benn problème foofu moo fay retaan loo ñëpp surtout ak sama yaay ji da koo sonal billaahi ma sama lakkalu yaay. complicité bi nga am yow ak Leuze ngeen xaritoo si série bi loolu naka la lay def. même sama naturel sax moom dañoo xaritoo waa daf maa neex rek moom tamit mu neex ma. alors nga bëri ay fans Sénégal moo xam xale la moo xam mag la xale yi nga xamante ne nii tey ñi ngi jàng bëgg dugg ci série yi lan nga leen di digal. dama leen naa leen ñaanal rek waa yàlla mën na dogal ngeen dugg ci comme man rek. mais ci côté jàng bi ñoom lan nga leen ciy conseil. ñu góorgóorlu rek loolu laa leen digal.
alors mi ngi noonu ak dégg ngeen ko loolu ay kàddu Dieyna la mu nekk xale boo xamante ne nag macha allah nan ko ñaanal rek suñu borom daal di koy lafal cat parce que ndaw la bëgg na jàngam mais tamit li nga xamante ne nii suñu borom dogal na mu koy def muy série yi mu bëgg ko te Sénégal la ñu nekk du ñàkk nag ñi nga xamante ne nii danañ la conseiller lu baax ñii tamit danañ wax safaan mais loolu lépp rek nañ jël lépp daal di koy delloo si borom bi tey ñaan yàlla toujours ñuy positif rek di ñaan yàlla rek lu baax alors Rama ki nga xamante ne nii nag moom mooy sa doom ñu gis na da ngeen am parfaite complicité yéen ñaar Dieyna sa xarit la loolu. waaw loolu moom ñëpp dañ ma koy wax Dieyna sama xarit la tout le temps dañuy xuloo ko ci boobu léeg-léeg su ma ko defee du rek ñu naa ma yow bàyyil kii comme sa morom wala ngeen mel ni xaj ak muus tout le temps que loolu lu koy wane mooy lan ni ma mel ak moom daal ubbil ko sama bopp teew tam bu ma ko waree def dara it dama ko koy def ndax du lépp nga koy may xale la comprendre nga il faut nga am lu nooy doxalee ak moom tam du ci ñàkk du lépp nga koy yaatal noonu rek mais tam sama complice la tam comme ni ngeen ko waxee ñëpp a ko xam si man. d'accord bi mu duggee si série beeg yeegi yaa ngi siy gis sa bopp wala. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax sant yàlla xam nga télé dafa doy waar mën nga ci génn tey nit ñi foogee la lu dul jeex. mais sant yàlla rek. di ñaan yàlla xeer dolli. mais xam nga nag du ñàkk soppe yi des fois am ku la woo jox ma numéro bi ma dugal lii lii moom pour sama doom la pour événement bi loolu ndax mi ngi siy am wala. waaw loolu yëpp sant yàlla rek du tee ñu bari macha allah dañ lay woo fu nekk ba yow da ngay sax jaaxle yow. wóor na yàlla mais dama koy ñaanal mu yokk rek. ok mais si kaw loolu série bi ndax dafa am cachet wala dafa am neexal naka lay demee d'habitude. comme. ndax dañ koy fay wala dañ koy neexal si série bi nga xamante ne nii mi ngi siy joué. waaw macha allah moom ñu ngi koy fay moom wax dëgg yàlla waaw te ñoom amuñu caaxaan laf cat daal. alors ndax mun nañ xaar tamit Dieyna si yeneen série wala da ngeen engagé ak VIP Sañse rek. waaw engagé nañ ak VIP Sañse ñun tam ñu ngi xaar Dieyna tam ci yeneen série ñeneen a ngi koy xaar ci yeneen série waaw. am na ñu leen di woo pour mu jouer si ay série. waaw am na ñu ñuy woo pour mu jouer ci ay série. léegi encadrement boobu noonu naka nga koy gérer ndax contrat la fi nga xamante ne nii moom mooy waa VIP Sañse wala tey da ngeen ubbi buntu yi rek képp koo xamante ne ñëw na pour liggéey ak yéen. waaw képp kuy liggéey ak ñun daal day fay tombé contrat lay signé ak yow. comprendre nga après mu doog a dem mais itam foofu tam dama signé contrat. d'accord moom mooy manager bébé Dieyna alors Dieyna. sa yaay mooy sa manager ñu gis que ni sa yaay sa xarit la gis nañ complicité bi am sa diggante. soo ñu doon wax sa yaay kan mooy sa yaay loo ñuy wax sa yaay. sama yaay moom maa ngi koy sant di ko gërëm waa di ko baalu ak. sa diggante sa yaay. seen complicité yéen ñaar xaritoo boobu noonu. nu mu demee. yàllaa ko dogal rek waa daf maa bëgg man tamit ma bëgg ko. ban yéene nga am si moom. dama koy ñaanal gudd fan yàlla lañ doon ba ma koy jox billet Makka di ko utal kër utal ko oto. ndeysaan alors mi ngi noonu diggante yaay ak doom la du ñàkk complicité boobu daal di si am alors Dieyna tey jii Sénégal gis nga ni mu demee ñi nga xamante ne nii des fois dañuy maltraité xale yi nga nekk ndaw des fois nga gis loolu image yi si internet bi loolu naka la lay def. yàllaa ko dogal rek waa ñu koy def waaye nekkul dara. tey soo amoon tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy def jëf ju ñaaw jooju xale yi pour ñu may leen seen liberté lan nga leen wax. loolu moom baaxul nag baaxul de. Dieyna ku ne xam na ni Sénégal aussi dafa am su lu ñu toll muy jamonoy Covid 19 nekk mbas mu sonal askan bi ba tax tey jàngeetoo lan mooy sa passe-temps durant bi nga xamante ne dematoo école. coronavirus bi moom day lore di rayee waa ñu ngi leen di ñaan lekk mu gaaw fay jóge danañ takk ay masque di raxasu di laasal waa. yow respecté nga ko baax. respecté naa ko waaw kay respecté naa ko bu baax. sooy génn mooy faral di def. damay takk masque waa di raxasu di laasal. d'accord alors boobaak léegi ñu bari jàngeetuñu boo xëyee lan ngay def comme dematoo école. bu ma xëyee moom waa damay sangu boroosu ndekki waa boroosu waat après raxas samay loxo laasal waa fomp. des fois nga xool kay. waa di liir. wala may bind. merci beaucoup. alors dégg naa tamit yow dafa am artiste yoo xamante ne ni dañ lay daaneel yan artiste ñoo lay daaneel Sénégal. bu ñu demee daal moom mooy reetaan loo waa. sama fans la moom tamit. ñii way moom
góor ñi Wally Seck waa Wally Seck dama ko bëgg sama biir xol jigéen ñi musuma koo gisanteeg moom de mais bëgg naa koo gis. d'accord ati waaye mi ngi lay xool si biir Wanema TV tey ban message nga koy wax moom Wally Seck xool ko. tonton Wally man daal sa fans laa man la Bébé Dieyna borom VIP sañse waa maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ban woy Wally moo lay daaneel. waaye yëpp laa daaneel la ma. déet kay. koo si gën a mën. ayca mi ngi ñu jigéen ñi nag kan mooy sa artiste. Viviane tata Viviane. mos nañ la wax na yow Viviane da ngeen nuroo. léeg-léeg daal am na ñu ma koy wax waa. tey Viviane moom loo koy wax. tata Viviane daal dama ko bëgg sama biir xol bu ma ko gisul daal xam naa ne du baax. lan moo lay daaneel si moom. dafa mën woy daal baatam bi neex. ak sañse yi ndax dégg naa yow tamit moom day sañse. waa damay rey si moom de. alors mi ngi noonu message baa ngi noonu jëm si ki nga xamante ne moom mooy Wally Ballago Seck ak ki nga xamante ne nii moom mooy Viviane Chidid alors ndaw la xale la te it comme bëgg na leen te mbëggeelu xale dafa fort donc yéen ñi nga xamante ne nii yéen a ñuy bàyyi xel moo xam Wally la Viviane la ak ki mu fi tudd muy alors message baa ngi noonu Bébé Dieyna bëgg na leen gis bëgg na toog ak yéen may leen ko ndax xale la te it am na yeneen ndaw tamit ñu mel ni ñoom ñu bëgg loolu alors xam naa dañuy ñëw rek xaw a tàggatoo donc boo amoon message boo xamante ne nii bëgg nga ko dénk sénégalais yi ak yenn waxeek yooyu lan lay doon. waa message bi may dénk waa Sénégal moom bu dee yaayu Dieyna dafa def njuumte di leen jéggalu di leen jéggal bu dee tam soloon na benn jour ci YouTube am bi benn robe bu gàtt dafa fekk mu nekkoon tournage ñu koy filmer noonu rek muy way noonu xam nga daa bëgg Viviane ak Wally ni muy wayee noonu rek ma daal di koy dugal après noonu YouTube mais comme dañ ne li mu sol foofu dafa gàtt maa ngi jéggalu xam nga ndax fans yi moo tax ki la bëgg moo la sonal ki la bañ dalaa noppal mais bu ñuy def loo xamante ni arrangé wul ñenn ñi dañuy jéggalu ndax fans yi du dëgg loolu la. d'accord foofu noonu nag balaa ma koy bàyyi li nga xamante ni sànq si njëlbeen wax naa la ko muy sénégalais yi di ko laaj. muy maanaam jàngu Dieyna. ak li nga xamante ne nii ñu ngi wax que ni xale la dañ koy exposé si internet bi. dama bëgg nga jàkkaarloog sénégalais yi nga xamal leen bu baax que ni yow miy waajuram. da nga fexe veillé si ay études am ba Dieyna incha allah ñu gën ko xam bu baax a baax si études yi. waa jàng bi moom comme sama waxu démb mooy sama waxu tey jàng bi mooy lépp. man parent Bébé Dieyna borom VIP sañse teewul nag jàng bi moo ma gën a lu ma mënte am waaw maa ngi concentré wu ci jàngam bu baax parce que jàngam moo ma gën a lu ne waaw jàng bi moom duma ko caaxaane lii nag yàllaa ko dogal ci moom ma koy sant yàlla def tam moom mu bëgg ko man tam ma di ko ci jàppale ndax nit moom nee nañ li mu bëgg ci lu baax danga ko ciy jàppale comprendre nga loolu la rek mais jàng bi moom maa ngi ci gën a góorgóorlu incha allah. d'accord mi ngi noonu kon yaakaar naa loolu tamit dana dal seen xel. ñu ñaanal ko rek moom mi nga xamante ne nii moom mooy Bébé Dieyna ak ki nga xamante ne nii moom mooy waajuram alors Dieyna xam naa ñun tamit dañuy ñëw tàggatoo lan ngay wax sénégalais yi ak sa fans yi parce que ñi la bëgg nag dafa bëri. sénégalais yi ñi la bëgg dafa bëri trop si réseaux sociaux yi moo xam ñi si koñ ak yëpp lan nga leen di wax. ñoom ñëpp daal maa ngi leen di sant di leen gërëm waa. surtout maag sama fans yi waa ki la bëgg rek moo la sonal waaye ki la bañ moo la noppal. dëgg alors tey jii nii xale yi nga xamante ne nii ñoom ñu ngi lay seetaan ban message nga loolu di baaxee. ñoom tamit dañ maa bëgg rek ma bëgg leen comme ñoom niñ ma bëggee waa maa ngi leen yéen tamit ngeen ñaanal ma rek wala ma ñaanal lépp baax. incha allah dina la ñaanal bu baax a baax alors sa xarit yi nekk si koñ bi muy maire yi parce que sànq bi ñuy ñëw gis nañ complicité bi nga am ak ñoom waa koñ bi nekk sa xarit trop lan ngay wax waa koñ bi. ñëpp daal dama leen bëgg ñu bëgg ma ñoom tamit waa. ndeysaan samay xarit lañ. yow baax. d'accord léegi mën na la ban rendez-vous nga jox sa fans yi. ñoom daal maa leen sant di leen gërëm waa.
alors mi ngi noonu muy bébé Dieyna féete woon sama gauche ki nga xamante ni moom mooy waajuram di Rama gis nga li nga xamante ne nii wax na leen ko yaakaar naa tey it neex na leen alors c'est ça le Sénégal il fallait que ñu ñëw toog ak ñoom waxtaan ak ñoom am loo xamante ne nii moom muy waajuram dana ko leeral si bopp sénégalais yi ñu xam ko bu baax a baax te yaakaar naa liñ fi wax tey it neex na leen man nag dama leen di jox rendez-vous très prochainement ak yeneen daanaan parce que nag Wanema TV la ñuy wax te li ngeen soxla bëgg ko seetaan ñun ñoo leen koy wan kon restez connectés sur Wanema TV alors fi may daaneel nag mooy ki nga xamante ni moom mooy Dieyna yéen ñi ko bëgg sopp ko mun ngeen dem ci chaîne YouTube am bi nga xamante ne nii moom mooy chaîne YouTube officielle bu Dieyna mi ngi tudd Dieyna VIP Sañse ngeen dem abonné ndax moom tamit am na ay mbir yu bëri yoo xamante ne nii mi ngi leen koy waajalal ma leen di jox rendez-vous très prochainement